ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy wax ci situation bi xew ci benn ci suñuy dëkkandoo muy réewum Guinée 10 mois gannaaw bañ ci àddoo woon le 23 octobre 2020 la ñu defoon vidéo 13 minutes ci anam gi Alpha Condé participé ci lu jaarul yoon ci élection présidentielle bu réewum Guinée violé constitution bi noot benn parti ci dëkk ba ngir kenn bañ a saqat tënk yenn opposants yi rey ay doomi aadama dem sax ba xañ leen ñu yuuxu àdduna gépp dégg leen ca situation bu ñuy dund loolu lépp daan ci reveniraat ci tënk pour fàttali ñiy ñaawlu tey coup d'état bi mu dund moom Alpha Condé. ñun personnellement en tout cas ñun la engagé amuñu benn regret benn ñeewantal benn toq yërmande ci li dal Alpha Condé ndax suñu réew yi il faut que ñu bàyyi di jël moowu démocratie par exemple naan président bi dañ ko fal démocratiquement nañ ko bàyyi mu yeggali mandat am et puis lan mooy fal démocratiquement élection yoo xam ni da ngaa xañ ñenn ñi voté élection yoo xam ni da ngay jël ay opposants tënk leen élection yoo xam ni waroo ci woon bokk mais modifié nga constitution bi daal di salfaaño yoon ni mu la soobee ngir présenté wu ci lu tegul fenn maanaam yow askan wi la majorité ñi cëpp bokk bëgguñ la nga forcer leen sa bopp lii la Alpha Condé defoon ba toogaat ci bopp Guinée mais mandaam jeexoon na dafa waroon dem jébal lenge yi ni kon duñu yegg si fii yëpp ndax boo jëlee waaju ko coup d'état tey muy Mamadi Doumbouya mais Alpha Condé moo ko jëlee France gannaaw ba muy waajal noot askanu Guinée ngir forcer leen troisième mandat ku génn ñu duma la ray la lii moo taxoon Alpha Condé jëli woon ko jox ko ay moyens yokkal ko ay grade teg ko ci bopp benn force spéciale yaakaar ni loolu mooy tax mu mucc toog ci bopp réewu Guinée ba saa yu ko soobee waaye comme ni ko benn proverbe wolof di waxee rek rëbbkatu jaan moom jaan moo koy mujjee te ku yar sab kuy ba màgg balaa dal ci kaw kenn yow la njëkk a mbëkk loolu moo dal Alpha Condé li ñu war a xam ci situation bu Guinée mooy ci tënk Alpha Condé moo gasal boppam pax bi ñu ko suul ndax moo defar benn ponkal daal di koy fabriquer xontu ko jox ko tous les moyens ngir sécuriser boppam gën a mën a nguuru néewal doole waa Guinée kooku noonu nag toppoon ca gannaawam ndeke moo koy nërmeelu loo. daañu revenir ci vidéo bi naka la ñu yegsee ci lii lépp ba coup d'état am ci ak ban leçon la ci apprenti dictateurs yi ñi nga xam ne ay buqat lañ amuñu fit mais ñi ngi recruter ay mercenaires bitim réew di jël ay nervi di leen dugal ci bépp corps armé ndax seen xel troisième mandat moo ci nekk te pour loolu faaw ñu jël ay bakkan faaw deret tuuru faaw jàmmaarloo am ñooñu mën a jàng tey ci histoire Alpha Condé bii te xool lu ñuy rafetalee seen dem balaa ñu leen di jox seen toroxal ba jógu ndar ak kàmm mbaa di leen fi organiser lay duma national. comme que ñun suñu réew yi dañu gaaw a fàtte gis nañ sax am ñu tàmbali am benn sympathie jëmale ci Alpha Condé pour comprendre naka la Guinée yegsee fii faaw ñu remonter tuuti ci ginnaaw jarul sax ñuy sori di dem ci jamonoy Sékou Touré ndax leeraloon nañ ko ci vidéo bi ñu mujjee woon def ci situation bi am te réew ma. Alpha Condé dafa di koo xam ni dafa am lu benn président mësul am ci histoire Guinée ndax mooy premier homme politique bu ñu fal démocratiquement ku accéder ci pouvoir gannaaw ay vote ci atum 2010 lii benn la. ñaare bi mooy lépp lu opposant di dund ci métit moom Alpha Condé daf ci jaar en 1970 lañ ko condamné à mort parce que teewul woon ci procès am gannaaw bañ ko tuumaalee ni dafa bokk ci benn groupe def ko du ñaawteef mu daal di daw exilé wu en France toog fu lëpp ñaar fukki at année 90 yi lay dellu si waat ba daal di participer ci ay élection présidentielle moo xam 1993 ak 1998 ñu ko doon atte ñàkkal ndax dafa daan sax gañ ay bureau ñu annulé résultat yi mu nekk di opposé wu di xeex bañ jàpp ko en 1998 ba septembre atum 2000 ñu daan ko juróomi at kaso ndax nee nañ dafay jéem a gàkkal bànqaasu réewum Guinée ak bëgg a taal dëkk bi. ba ñoo ngi fàttaliku jamono jooju Tiken Jah Fakoly di artiste bu engagé wu lool ci ay question politique defal ko benn son bu siiw a siiw dippee ko libéré Alpha Condé. le 18 mai 2001 lañ ko gracié mu continuer di opposé wu ak nguuru Lansana Conté ba moom Lansana Conté période bi muy décidé violer constitution bi ngir yóotu troisième mandat jëm ci présidentielle 2003 Alpha Condé mi ngi woon ci benn kuréel buñ naan FRAD ngir xeex salfaañe gi ñu namaamal ci yoonu réew mi ngir forcer troisième mandat. Alpha Condé dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ngi doon xeex mbiru troisième mandat yàlla def moom Lansana Conté mi forcé ba toogaat ci bopp réew ma alors que wérul woon dafa feebar suñu borom jël ko. loolu dugalaat Guinée ci benn jafe-jafe bu doy waar ndax ñoom Dadis Camara après dañoo tas gouvernement bi jël nguur gi yàlla def Guinée traversé crise boobu noonu ñu fal Alpha Condé démocratiquement muy lu musul am ci histoire réew ma ndax ñi ko jiitu ñëpp doole la ñu jëlee pouvoir. rappel bi dafa am solo parce que dafay wone naka la Alpha Condé newee woon l'homme de la situation
l'homme idéal ngir defar réewum Guinée gannaaw li dëkk bi yëpp dund depuis indépendance gannaaw moom tamit Alpha Condé li mu dund ci métit en tant qu'opposant ba mu faloo défi bi njëkk bi mu waroon relever mooy réconcilier le peuple guinéen jubale askanu Guinée ndax mënoo wax histoire politique bu Guinée génnee ci affaireu xeet mbiru waaso ni mu fësee ci langue politique bi dafa jéggi dayoo moom moo waroon nekk kiy defar fexe ba ci composition gouvernement bi sax benn xeet du sentir que ni man mii kat dañ maa beddi ndax yooyu tamit ay pexe la pour stabiliser réew maanaam booy nommé nga gis ni ñii ñoo tolloo compétence nga jël xeet bii jël xeet bële jël beneen ngir benn communauté bañ a sentir que ni ñun dañoo sepp ci anam gi ñu yoree réew mi lii premier aspect la boo xamante ni daf ci lajj bu baax a baax. beneen mbir bi nga xam ni itam kenn mënu koo xel ñaar mooy Guinée bokk na ci réew yi gën a ñàkk malgré ressources yi ko suñu borom may Alpha Condé uli ko mu xool naka lay exploiter potentiel bi réew mi am ba doomi Guinée dootul soxla gàddaay dem ci benn réew ngir dàq wërsëgam mais moom Alpha Condé dafa tàmbali tëggaay pexe ci naka lay yàggee ci pouvoir ci koo xam ne ba ngay jot ci nguur amoon nga 71 ans juróom-ñaar fukki at ak benn bu doon keneen benn mandat lay def tegaat réew mi ci raay teg ko ci yoon am way wudul fay ba keneen ki ngay wuutu liggéey doo ngay tal mais Alpha Condé dafa dem jëli ñoom Tony Blair tur bi yaakaar naa ni am na lu mu leen di fàttali waa ji conseil Sénégal ci loi bu bon boobu ñu voté lu woon lu yàggul ngir tuumal bépp sénégalais de terroriste moo tax lii xew ci yeneen réew yi daf ñu war a intéressé ndax booy xool président yi même méthode yi la ñuy jëfandikoo même bande yi la ñu lëkkaloowal moom Tony Blair saay-saay bu mag bii la Alpha Condé jëli woon ngir tëgg ay stratégie ay pexe ci naka la ñu jàmmaarloo wek ay manifestants maanaam moom dafa falu rek engagé wu ci benn guerre contre askanam mu leer la ni kii fas yéene wu liggéey atum 2010 bi mu faloo rek rey na 114 personnes téeméeri doomi aadama yu tegal fukk ak ñeent gannaaw ay affrontement te la majorité ci moor yi benn xeet la ñuy ciblé muy pël yi askan wi ne garaawul léegi nañ ko muñal ba 2015 ñu dem ci urne yi jëlee ko fi mu def benn mandat dem yoonam élection présidentielle yu 2015 ñëw mu def li ñuy wooyee hold-up électoral maanaam dëpp carte yi ne moo gagné à 57%. kaw Cellou Dalein Diallo bi jëloon deuxième ne garaawul ne militant yëpp ànd ak dal te lan moo tax Cellou Dalein Diallo amoon position bii mooy dañ ne woon lu métti yàggul comme que bii mooy deuxième et dernier mandat am te jàpp nañ ni ñoom ñooy majorité nañ ko bàyyi mu doxal ba 2020 comme que dootul bokk constitution bi daf koy aaye su ko defee ñu organiser ñu élection yu jaar yoon ñu récupérer suñu réew jëmale ko kanam. diggante bi nag Alpha Condé nguur commencé na ko dofloo xàmmeetul jaaj ak joor mënul nangul bàyyi dem na ba benn programme la amoon pour askanu Guinée mooy defar leen ay usines biscuit ay usines bonbon ay usines singom pas pour doomi réew mi mën a liggéey déedéet mais nee na pour askan wi di ko dundee ay biscuit ak i bonbon pour dundal askanu Guinée. La prochaine étape d'ici octobre sera l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Oui. Hein? Et de sucettes, le lollipop, sucette. Donc, sucette, bonbons. Ensuite, Un chewing-gum. cube magique, chewing-gum. donc jëmm ji nga xamante ni ci nërmeelu la jëmee woon askanu Guinée saa yu waxee xeeblu waa dëkkam la gaay ne nañ ko bàyyi mu doxal ci démocratie la ñu nekk. parfois doo sax comprendre suñu réew yi ak yenn réaction yi demoon na ba bu ñuy teg hymne national dafay nekk di manière ak a karaté en tant que première institution mu leer la ni kii xelam dem na amatul solution pour réewum Guinée ba Tiken Jah Fakoly mi ko wóyuloon en 2000 naan libéré Alpha Condé moo defaat son gannaaw lépp fukki at ne Alpha Condé dof na ba yenn ay bagaasam nañ ko ndëppal. Fou, il devient fou, Alpha Condé devient fou, il devient fou, Alpha Condé devient fou. léegi comme que gaalu dof du teer Alpha Condé koo xam ne li ko manqué mu matal téeméer at bariwul xelam nekk ci troisième mandat loo xam ni constitution bu Guinée daf koy aaye. mu nekk ci tànki modifié boobee constitution ngir présenté wu ci présidentielle bu 2020 mais wóor na ko ni soulèvement populaire dafay am askan wi dañuy jóg duñ ko nangu comme que Guinée tamit yàgg na am ay coup d'état yenn haut gradé yi mën nañu aussi renverser nguuram
ci la Alpha Condé dem ci li Mamadi Doumbouya mi nga xam ni soldat la woon ci benn bànqaasu armée bu France bu ñuy woowee légion étrangère moom Mamadi Doumbouya ne woon fa caporal diggante bi nag jot na formé wu ci wàllum sécurité internationale formé nañ ko sax fii Sénégal ci école d'application de l'infanterie bu nekk Thiès ñu fay tàggate ay commandant Alpha Condé jël ko taf ko ci wetam parce que moom rek la wóolu woon ci li nga xamante ni mi ngi koy waajal ba 2018 2 ans avant élection présidentielle bu Guinée élection yi nga xamante ni moom Alpha Condé waru cee bokk ci la moom Alpha Condé teg Mamadi Doumbouya ci bopp benn ci bànqaas yi gën a am solo biir armée guinéenne ñu naan ko GPS groupement des forces spéciales diggante bi ay gradam yéeg na ba mu doon colonel mu am tous les moyens moom Mamadi Doumbouya am soldats yi gën a xarañ disposer ngànnaay yi gën a sophistiqué donc durant moment bi Alpha Condé doon soppi constitution bi ngir yóotu 3e mandat ay doomu Guinée di ci opposé wu mu leen di rey bu ñu jëlee rek octobre 2019 jàpp juillet 2020 moment bi Alpha Condé nekk ci tànki violer charte réew mi ngir présenté wu ci lu jaarul yoon rey nañ ci plus de 50 personnes juróom fukki doomi aadama boolewu ci xale yi ñàkk seen bakkan durant ak après élection présidentielle bu 2020 période bii yëpp Mamadi Doumbouya mi ngi ci wetam di ko tarbiyu lii tamit baax nañu koy fàttali ba ni Alpha Condé jëlaatee réew mi en 2020 am 3e mandat gannaaw ay tappaleeku nju njaaj donc li ñu war a comprendre fii mooy Alpha Condé newul woon président bu légitime président boo xam ni nag amoo benn légitimité vraiment jëlee leen ci pouvoir bi ak ay ngànnaay warul nekk scandale kañ la coup d'état di nekk scandale mooy ku ci mel ne Kadhafi wala Thomas Sankara ñoo xam ne dañu nekkoon ci tànki jëmale seen réew ci émergence amoon ay projet yu rëy rëy ngir Afrique rocceeku ci dépendance ak mbuumu njaam ñii bu ñu leen defee coup d'état scandale la ndax dañu nekkoon ci yoon mais ay Alpha Condé ay IBK ñii bu ñu leen jëlee ci boppu réew dañu war a kontaan di jubilé ndax seen nekk ak ñàkk doon président amul benn njeexital ci dundu askan ba leen faloon léegi nag ndax bu ñu jëlee kaawu Guinée Mamadi Doumbouya daf ko def comme ni mu ko waxee ci discours am parce que peuple guinéen bi nee na dañoo sonn ñoo ngi sàcc seen xaalis di ko puukareewoo di leen néewal doole ñun personnellement gëmuñu ko ñun rek la engagé nag ndax bilan bi Alpha Condé def ci wàllum répression ba muy forcer 3e mandat faat ay doomi aadama final ay opposant moom Mamadi Doumbouya duñ ko ci génnee ñu li ñu jàpp mooy waa ji dem na ba yëg boppam gannaaw doole bi ko Alpha Condé joxoon te ku xam wàllum armée ni muy fonctionner rawatina ci haut gradé yi gars yi dañuy dem bay ñeewante seen biir ndax bu leen fàtte ni moom Mamadi Doumbouya am na relation ak Assimi Goïta bi nga xam ne moo jiite tey transition bu Mali gannaaw ba ñu daanee li IBK ñoom ñaar bokkoon nañ sax ci benn formation militaire donc bu gisee benn naataango boo xam ne daanaka ñoo maase ñettat la ñu magantee kooku tey nekkul l'homme fort du Mali benn ci seen réewu dëkkandoo gannaaw coup d'état mais comme ni ko tubaab di waxee l'appétit vient en mangeant même bu xelam mosul woon nekk ci coup d'état dina dem benn instant ne lii c'est possible ndax yeggoon na Alpha Condé fu ko ñu bari yeggutoon ñenn ñi nag nee nañ loxoy France génnu ci loolu aussi duñ ko weddi ndax ku ndóobin rey sa maam foo gis lu ñu daw ñëpp xam nañ ni politique bu France ngir noot africain yi sàcc seeni ressources mooy fexe ba dëkk Afrique francophone bu ci nekk mu teg fa ay marionnette am moo xam jàppale leen ci ay moyens ba ñu falu wala jàppale leen ci ay ngànnaay ñu coup d'état defoon nañ ci benn vidéo spéciale ak kaawu dëkk yu bare bari donc c'est normal africain yi dutewu ci implication wu France ci li xew Guinée léegi ndax mu amam déet li ci kanam raw li bët lépp dina leer. beneen mbir aussi bi ñu war a comprendre mooy réewum Guinée bu weesoo général Sékou Konaté bi nga xam ne jël na pouvoir bi gannaaw ba ñu jéemoon assassiné Dadis Camara mu daal di jiite transition bi organiser élection en 2010 jébal ko civil yi muy lu historique soldats yi ci boppu nguur gi bu ñu jëlee réewum Guinée li mu jur après daanaka neexul bu ñu sukkandikoo ci histoire bu ñu jëlee rek histoire bi gën a récente muy kaaw Dadis Camara bi ñu leen limal sànq bi muy jël pouvoir bi gannaaw génnaat duna Lansana Conté même discours Mamadi Doumbouya bii la teniroon mu ne dafay tegaat réew mi ci yoon ci diir bu gàtt gàtt ñu organiser élection delloo pouvoir bi civil yi mais comme que nguur dafa xaw a doy waar affaire yi commencé neex ci moom dem na sax ba muy def interview dafay tëdd ci lal journaliste yi toog na la di ko poser ay questions finalement mu ne moom sax dafay présenté wu ngir doon président wu Guinée donte nag ci discours am amoon na benn engagement maanaam complexé lu woon tubaab yi mais dafa manqué woon muus tuuti amul woon ay stratégie finalement balu bopp lañ ko mujj dóor heureusement que deewul ba dafa mujj exilé wu génn réew ma donc kaaw Mamadi Doumbouya dañuy rek dundee yaakaar ëllëgu réew mi lu waay bari bari xam-xam mënoo duut sa baaraam ne fii lay mujj ñëpp xam nañ ne actuellement Cellou Dalein Diallo mooy homme politique bi gën a positionné wu ngir jiite Guinée
léegi ndax Mamady Doumbouya dina faciliter mbir moomu noonu question la ndax duñu dem ba ci biir ndax pouvoir dafa doy waar xalaat ñii bu ñu jëlee réew mi ñoom Cellou Dalein Diallo dañuy jéem a fayantoo loolu itam laaj la te jeexi jaax yi yëpp kenn mooy responsable bi muy Alpha Condé ndax bu rafetaloon demam bañ a iñaane ndonoom Guinée du egsi fii tey ba ñuy posé wu des questions ci ëllëgu réew ma donc président yi nañuy am ngor dem ca ba ñu war a demee ngir bañ a indil jafe-jafe seeni réew bépp président buy xëccoo 3e mandat noonu dëkkam la te dañ ko war a xeex te jàpp nañ ni kaw Alpha Condé bii dina inspirer apprenti dictateurs yi ñi nga xam ni seen politique mooy wàññi opposition bi néewal leen doole di recruter ay mercenaires ngir noot askan wi. kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.